xal aussi ñu ciy wut solution te mën nañu affaire bi Joal la jëkkee topp tefesu Mbuur ba ni mu yegsee Thiaroye-sur-Mer depuis yi nga xamante ni jàngoro bi nag ñëw na fi ak léegi si ndoxum géej bi la nekk parce que moo di ku dem géej si ngay gis jàngoro bi mu commencé di lay affecté mais bu fekkee ni demuloo géej sax di ngay gis ni muy commencé calmement 2 jours 3 nga dellu mais kon ñun amuñu lu dul géej faaw ñu dugg ci géej gi dem liggéey donte autorités yi ñëw nañ fi waxtaan nañu ak ñun muy gouverneur monsieur le maire sous-préfet ak ki nga xam ne moo yor wàllu environnement napp gi ministère de la santé ñëpp ñëw nañ fi demb am na lu ñuy digal pour ay ndimbal nee na nag nañu arrêté ñun nappkat yi zone Dakar bi pendant 3 jours yoo xam ne dañuy toog te duñu dem géej su ko defee ñoom am nañu ay éléments yoo xamante ni di leen yabal ñu dem si géej gi xool feebar bi lan moo ko waral exact nag ñoom xamaguñu feebar bi lan la mais ñun ñi nga xam ne ñooy dugg ci géej gi xam nañu feebar bi bu la ndoxum géej bi laalee fu mu la mënti laal ci sa kanam da ngay lakk parce que xale yi li ñu gis seen kanam yi nii sax ba di leen yëram ni dafa metti ñi nga xam ne ni dafa jàpp seen waa yàlla yi ci suuf ci la feebar bi gën a metti waaw comme ñun nag mënuñu def lu dul am nañu ay kilifa bi ñu affaire bi dalee ñu ñëw fi waxtaan ak ñun bokk ak ñoom li nga xam ne tey moo ñu dal muy mettit bi masawu nañu bokk nañ ko ak ñun te li ñu digal tamit dinañ ko def parce que même bu fekkee ni sax ñoom arrêté wu ñun dinañu arrêté parce que tamit yaakaar naa ni kenn ku ci nekk sa wér-gu-yaram moo la war mën di gënal loo mënta am ci àdduna kon bu fekkee ni dañuy dem géej ba yenn jàngoro du ñu si fekk ñun nag mënaguñu wax ni feebar bi lii moo koy joxe xëy na rumeur yi ñu ngi daw ñi naan poudre la exact ba tey ñoo ko fi def immigré clandestin mais yëpp ay wax la rek médecins yi daal ñi nga xam ne ñoom ñooy liggéey ci côté boobu ñoo mën a def seen analyse wax ñu kan ni feebar bi lii moo ci nekk n'est-ce pas mais nag ñun li ñu soxla mooy ndimbal parce que xale yi sonn nañu parce que booy xool xale yi tout tànk yi ngay gis feebar bi ñoom la gën a jàpp parce que ñoom ñooy ëpp li ñuy nekk ci ndox mi responsabilité yi nga xam ne ni sax ñooy capitaine yi nga xam ne li ñuy tooy wala li ñuy liggéey ci kii bi barawul daanaka liggéey bi yëpp xale yi ñoo koy def ñoom la feebar bi gën a sonal xale yi koo si xool gémminam dafa yàqu seen suuf yi yëpp dafa yàqu waaw ndax feebar bi bu lay dal ndox mi fu mu la laal dafay mel ne asib day tàng jër waaw parce que buy affecté fu la ndox bi laal rek da ngay gis foofu ni muy commencé di ferñeent sa kanam bi di tàng mais boo ci defee ci loxo nii rek mu def put yooyu nag dafay nekk ay góom foo si xëcc mais depuis boobu ba léegi mën na ay 4 jours bi mu duggee fii mais lu ñu wax rek ñu ngi koy jënd waaw kër sër yëpp ñu ngi fay dem garab yi lay bindal mais l'essentiel daal li si xaw a tene boo toogee quelques jours daal si ngay yëg tan mais boo delluwaatee rek affaire bi dafa lay affecté waat. ñoo xam mbir mi ban waax ci géej bi la laal parce que dañoo dégg ñu ne benn liquide bu ñu sotti ci biir waax bi fan la tàmbale. affaire bi si zone Joal la commencé woon parce que dafa am ay mool yu nekk Mbour moo yoo xam ne affaire bi daf leen laaloon am benn journaliste bu tudd Omar Diaw
mu alerté woon ka ci la voie du littoral benn panel boo xam ne nappkat yeeg inspecteurs yeeg ak ñëpp directeurs yi de pêche yeeg ñu bari ñu ngi si après fekk alerté naka daal mais nekkul woon loo xam ne jëloon nañ ko au sérieux mais bi ñu toogee presque ay une semaine après mu daana pendant lu mat ay 3 jours ci Thiaroye wala 4 jours ci la ñu jékki-jékki mu feeñ ci suñu zone bi mais am na li ma ci gën a jàpp mooy am na si benn mool boo xam ne bi ma waxee ak moom nee na ma bi ñu jógee Ndar ak léegi am nañ 4 jours ci Thiaroye mais ñoom ñaari fan lañ fi tëmb mais dépassé wuñu zone Popenguine Ndayane boobu ñoom dépassé wuñu zone boobu te affaire bi daf leen laal parce que période bi courant bi ndox mi géej gi dafay daw di dox jëm côté Dakar xam naa looloo tax bu fekkee ne affaire bi Mbuur la nekkoon ndoxu géej bi moo dox ak moom ñëw te comme nappkat yi la dal te pratiquement ñiy dem géej kese la laal kon dañuy gis ne mbir mi tamit kon si géej gi lañ ko jëlee bi ma leen laajee questionné leen tamit ci zone de pêche yi ñu nekkoon am na si ñu ma wax ne ma am na di nga gis si ndox mi mu niin mel ni dafa am liquide yu fa nekk comme genre huile ak yooyu bu tuuroo si géej gi da ngay gis ne day niinal géej gi day tëmb loolu ñoom tamit neneen seetlu nañ ko ci zone de pêche yi ñu nekkoon. loolu moom mënuma koo dëggal parce que yoonu géej gi parce que tey xale yi dem si géej gi ñoo gën a néew parce que géej gi booy xool ñun nappakat yi immigré clandestin bi ngay dégg sax nappakat yi ñoo si gën a néew. parce que nappkat yi ñi siy dem en général ñi si ëpp ay responsabilités yu ñuy jël la jox leen ñuy capitaine ay gaal voilà mais daanaka ñun zone yi nga xam ne tey boo demee lu mel ne Saint-Louis wala nga ñëw lu mel ne Thiaroye-sur-Mer bi tey bu fi ñaari gaal génnee pour dem immigré clandestin boo si génnee tey gaal goo xam ne yem na 200 personnes xëy na nga génne si lu mat 10 pêcheurs yoo xam ne ñooy nekk ay mool ñu des ñëpp ñeneen la ñu jugee ci kaw fay seen xaalis pour tukki kon ñun bu fekkee ni tey loolu dañ ko fi def pour xale yi bañ a dem géej kon ñun nappkat yi kon jaaxle ñëw na suñu kaw parce que ki nga xam ne amul lu dul géej tey bu fekkee dafa am da nga beneen produit boo xam da nga ko si def pour bañ ñu dem si immigré clandestin moo gën a néew. secteur de la pêche du Sénégal boo xoolee taux bi li fi nekk kenn mën la wax ñaata pêcheurs ñoo fi nekk tefes boo dem ay junne gaal ñoo fay dem di dem géej kon ñi dem immigré clandestin ñoo si gën a néew franchement. bu fekkee ne luñ fa sotti la. ñun xamuñu lan moo waral ñu sotti ko fa te tamit xam nga tamit comme yenn bato yi mën nañu am ay produits souvent yoo xam ne ni ñoom dañuy bëgg pour évacuer ko ci géej waaye loolu yëpp pour ñu mën si wax dara il faut que ñi nga xam ne ñoom ñoo yor wàllu environnement wala ñu yor wàllu liggéey boobu ñun pare nañ disponible nañ pour gunge leen ci zone de pêche yooyu pour ñu bu nu mënee am ndox moomu ñu analyser ko xëy na suñu defee analyse yi ñoom dinañu xam feebar bi fan la cosaanoo. mais loolu ñun mënaguñ ci xam dara l'essentiel daal ñii dem ci géej gi rek ñoom la laalagul parce que déggaguñu comme koo xam ne ni nekk na ci kaw demul géej mu ne affaire bi laal na ko kon ñun ñu nekk ci ndox mi rek la laal te comme ni muy def si ñun nga xam ni sa tànke yi fu la ndox mi laal rek jàppal ni foofu moom affaire bi nekk na fa mais comme feebar la nag boo xamante ni tey foofu la déparé te amaguñu solution bi xamaguñu feebar lan la bu nee ëllëg dafay wàll tamit ñun duñ ko weddi. parce que si kaw askan bi la dal te askan wi ñoo nekk ci biir kër yi n'est-ce pas tey ñin fi nga xam ne ni recensé woon na leen sànq ñu nekk ñi si ëpp delluwaat nañ ci biir kër yi parce que dañu xiif dañu sonn depuis démb ba léegi ñu ngi fi te di nga lekk di nga naan waaw comme monsieur le maire nag ñëw na fi sous-préfet nee nañu fi ñuy yóbbu si centre yi daal leen faj daal leen jox ñu lekk daal leen jox ñu naan mais tamit ay responsabilités yoo xam ne tey ñoo leen fi indi dal na leen am na si borom gaal yoo xam ne tey si ñi nga xam ne si ñi arrêté la ñuy bokk ñi ni war yóbbu si centre la ñuy bokk te ñooy seen capitaine gaal gi damatul géej dañ koy obligé bàyyi ko noonu ci ndox mi kon kooku lu muy dundee ñoom nee na ñu ngi ñuy dimbali depuis démb ba léegi waxuñu nekkuñu si mais dafa yéex su mënoon gaaw moo ñuy gënal parce que xale yi sonal nañu trop waaw ñu fexe sax wut lu leen calma ba affaire bi ñoom ñu mën a yëg tan tuuti. ñaata malade nga recensé. recensé nañ lu mat 300 malades actuellement nii. fan la ñu nekk. ñoom nag bi ñu leen recensé pendant fi autorité yi nekkee ñoom bari woon nañ ci hôpital bi mais bi monsieur le maire aussi jëlee ay dispositions ak préfet ak gouverneur ñu ne am na fu ñu leen war a évacuer tamit pour mu mën a yaatu
ak seeni matelas ak seen dund ak lépp daal lu war ci ñoom ak équipe médecin yi ñu leen indil ak ay garab ak ay matériel bi ñooñu autorités yi demee tamit ñi fi nekkoon dañ fi yàgg si suba ba léegi am na ñoo xam ne ndekkiwunu lekkunu ñenn ñi daal li gën a bëri daal ñoom génnaat nañ hôpital bi ba delluwaat ca kër ya pour mën a dem lekki daal. lan mooy sa kàddu mooy gouverneur bu Dakar jël na dogal pour Dakar ñu toog pendant 3 jours ñoom ñu mën a surveiller affaire bi pour mën kaa topp mën a xool lan mooy cosaanu feebar bi te toogloo gi ñu toogloo nappkat yi tamit ñu di leen lancer appel ne il fallait que gouvernement aussi accompagner leen ci ay ndimbal parce que ki nga toogloo wax dëgg yàlla war nga am loo teg ci loxoom ngir mu mën a toog parce que réewu néew du doole lañ nekk te ku ne xam na ne géej ku fay fanaan néew doole tax nga fanaan fa di surtout di liggéey di daan doole ak danger yi ngay jànkonteel yëpp malgré feebar bi metti na it waaye ñàkk a pexe bu gouverneur jëlul woon dogal yi mën na pousser ñenn ñu dem ndax la faim est plus forte que la peur léegi ñuy demander tamit état bi mu gunge leen ci moyens yoo xam ne ñi toog tamit dana am luñ toogaale. waaw kàddu bi may wax mooy ak lu mën a am rek comme suñu autorités yi tey ñëw nañu waxtaan nañu ak ñun déglu nañ leen parce que ñooy suñu ay kilifa ñaan nañ ñu aussi ñu toog mais xam nga tamit nit ki nga xam ne tey bu demul géej du dund yaakaaru lu dul géej parce que si géej gi la war a teral ay waajuram yor soxna yor ay doomam kon yaakaar naa boo ko arrêté tamit war nga wut ndimbal nga teg ci loxoom parce que tey jii ki nga xam ne tey bu demul benn fan bu ko toogee demul géej du am lu mu dundee boo ko arrêté lu ma 3 jours yoo xam te ne amagoo solution kon dana xaw a métti ci moom mu bàyyi këram ñun ñu ngi jóge ba Saint-Louis ñeneen ñu ngi jóge ba Fass Boye ñu jóge ba Diogo kon su tefes bi yëpp ñu ngi si zone yi di fi liggéeyee waaw kon daal ñoom nan ñu jàppale ñu taxawu malade yi nga xam ne ñoo si am cas grave ñu jàppale leen faj leen ñi nga xam ne affaire bi dalagu leen ñu jéem a wut solution balaa affaire bi di agsi seen kaw waaw loolu daal ñu ngi leen koy ñaax waaw